Saint-Louis pour waxtaanee pont de Faidherbe. voilà ni ma la ko waxee woon sànq tey allo taxi bi la ñuy laal ndànk. uti fi nga xamante ni moom moo di Faidherbe pont Faidherbe bi nga xamante ni turu ki nga xamante ni moom moo fi nekkoon administrateur colonial bu Sénégal ci diggante 1854 ak 1861 ak diggante 1863 ak 1865 lañ ko tuddee. loolu lépp dëxëñ nañ ko ci benn reportage bu Ousseynou Diop ñu dem xooli ko ñëwaat. ñu daal di koy taxawal ci atum 1659 dëkk bi nag am ñett ci ay pont yoo xamante ni jamono jile ñu ngi fay jaar di pont Moustapha Malick Gueye pont Faidherbe bu Ndar ak pont Masseck Ndiaye. pont Faidherbe nag taarix da koy jàpp ndaxte bokk na ci li gën a jàppale askan wi ngir ñu mën a jóge ca Soor di dem ci île bi bu njëkk ngir nga demoon île wala bokk ca Gendar Goxu Mbaaj ak Santhiaba ay gaal nga daan jël waaye nag ginnaaw gi la ñu taxawal ci atum 1859 benn bac bu ñu duppee bac de Rouéville bac boobu nag moo daan may askan wi lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay passagers ñu mën a dem ci bërëb yu ni mel ginnaaw gi nag ñu amoon fii benn pont boo xamante ni moo ñu duppee pont flottant. Faidherbe bi ñu koy defar avant muy nekk pont Faidherbe sax ay pont des bateaux lañ ko tuddee woon 40 pontons yu nga xamante ni moo doon tax nit ñi di jàll yombalal nit ñi daal ñu jàll mais balay loolu sax doon am benn bac nga xamante ne ay 10 rotation la doon def par jour fukki dem dellu si la doon def par jour nga xamante nit ñi la doon yóbbu jur gi et cetera léegi nag ba 1865 si la ñu defar ponton boobu am 40 bateaux supporté par 40 bateaux bi ñu demee ba gis ne que loolu itam taxul woon parce que Saint-Louis mu ngi doon développé économiquement conseillers généraux yi ñoo demandé projet pour construire un pont métallique bi ñu ko defee itam ñu validé ko pont bi mu ngi doon jar premier projet bi 2,2 000 francs pour mu nekk pont Faidherbe bi nga xamante ni moom la ñu réhabilité rénové ba am bii nga xamante ni moo fi nekk léegi. 19 nag ci lañ ko dalliti nag goudron bi yi fi nekkoon ak bant ya fa nekkoon dindi ko nag def ko nag un pont métallique oto yi di jaar ci kaw métal bi mu nekk un modèle en Afrique kooku Sénégal defe naa ni moo ko fi njëkk am ba en 2007 nag ci le grand travaux yi ñëw nag en 2007 président Ablaye Wade moom it lancé waat travaux yi ñu dindi waat pont bi yëpp révisé waat ko yëpp. moom mooy xolu dëkk Ndar parce que buñ koy tëj dans le temps si premier pont bi buñ ko doon tëj am na 35 institutions yu nga xamante ni tant que amuñu seen aval seen waaw duñ mën a ubbi pont bi pour jàll wala pour def yenn entretien. mu mel na kon pont Faidherbe bu Ndar bokk na ci taarixu dëkk bile ndaxte Ndar géej buñ koy wane pont bi bokk na ci mandarga bi di wane ni patrimoine bu wóor la ci diwaan bile nga xamante ni am na lu ëpp 350 ans. Ndar ñu daal di koy taxawal ci atum 1659. macha allah macha allah macha allah pont bi moom daanaka mun nañu wax c'est le plus beau pont de l'Afrique de l'Ouest surtout ba ñu ko defaraatee je pense avec le président Abdoulaye Wade. bien sûr un véritable chef-d'œuvre pont bu Faidherbe bu Saint-Louis gërëm bu baax Ousseynou Diop moom maa nekkoon jaamam ba mu defal ma reportage ba pare léegi nag nekkaat naa buuram Ousseynou merci à toi pour la disponibilité ni ñu ko waxee avant muy nekk li nga xamante ne moom moo di pont Faidherbe pont des bateaux lañ ko doon woowee boobu sax melul woon ni mu mel amuñu woon li nga xamante ni bijou bi ñu am nii te itamit diggante boobu ay gaal ñoo daan def trajet bi te dañ daan def ay rotation yu bëri par jour comme ni ko intervenant yi expliqué donc ginnaaw gi la fi pont bi ñëw ñi ngi wax ni proposition construction bi mi ngi jóge ci gouverneur Henri Félix Delamotte moom moo ko waxoon moom moo proposé woon pour ñu defar pont boobule pont bi nag ba tey dafa am sax jiixi jaaxa ci kan moo ko tabax ba tey jibooguñu ci tur yi parce que ñi ngi doon wax ni que Gustave Eiffel moom moo ko tabax moom bi nga xamante ne moom moo def tour Eiffel bu France ñu wax itamit partie métallique bi moom cadeau la woon bu gouvernement statue de la liberté voilà moom laa bëggoon wax donc partie métallique bi ñu ne cadeau la bu gouvernement français boo xamante ne à la base dañu ko waroon a yóbbu ca pont Angèle Saligny
ba di ab pont bu waroon a nekk foofu la ci Autriche donc ci ginnaaw gi la ñu ko def cadeau fi nga xamante ni moom moo di Sénégal fàttali ni pont Faidherbe boobule ñu ngi ko tabax ci longueur u 515 mètres largeur u 6 mètres 20 moom nag li ko composé di 5 ci ay travées yoo xamante ne am nañu bu 77 mètres ak travée bu nga xamante ne travée tournante lañ koy woo bi bu 72 mètres ak travée bu 43 mètres pont Faidherbe bi ni nga ko waxee Dieynaba bu ñu waxee Saint-Louis xel yi automatiquement ci pont Faidherbe lay njëkk a dem donc bi mu ñëwee gis ngeen ni que soulagé na un peu population bi par rapport ak dem ak dikk yi nga xamante ni moom la ñu doon defee ak ay gaal wala ay bateau ça dépend ci fu sa am tollu woon mais itamit bi nga xamante ni ñëw na ñu toppatoo ko ba ci atum 2007 itamit dañ ci indiwaat yeneen ci ay rénovation ngir gën a dëgëral nekkinu pont boobule di pont Faidherbe ñu fàttali ne bi ñu ko amee ci Saint-Louis ak léegi mi ngi toll ci 350 ans di ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay at bi ñu tabaxee pont Faidherbe ak léegi. En tout cas c'est chef-d'œuvre la bu magnifique comme on dit ku dem Saint-Louis sa xel dafay dem kon ci pont bi rawatina nag ba ñu ko kon rénové ba léegi man pont bi sax ex daf may jox pont bi nekk LA. oui parce que booy xool pont yi quasiment. même LA mooy Los Angeles. waaw quasiment moom lañ leen même ressemblance. ah oui même design. waaw c'est très design et puis c'est moderne. parce que pont tamit dafay bokk ci patrimoine dafay bokk ci décoration day rafetal dëkk. mais li Thioro wax rek sànq Gustave c'est vrai que ne boo miinee œuvre am. xam na nii lay faral di liggéey d'habitude bokk na ci njëkk a jël weñ bi tey defar ci ay lu ñuy wax rivet. c'est-à-dire que ne tey di ko rive te boo xoolee pont bi yëpp presque dañ ko rivé. donc benn comme Tour Eiffel nu mu mel. voilà Tour Eiffel booy xool ci biir. nga Tour Eiffel nu mu taxawee. boo xoolee statue de la liberté aussi. li ko téye c'est la même chose ak Tour Eiffel Tour Eiffel bi la ci biir. sauf que da ci yokk benn loxo gauche. donc même architecture bi la. mooy statue de la liberté. statue de la liberté man mosuma dem New York en fait. moo tax boo demee statue de la liberté à l'intérieur li ko téye. li téye cuivre boobu noonu. moom da ci yokk statue monument kii bi la. Tour Eiffel bi la sauf que da ci yokk benn bras bu téye torche bi. d'accord et tout ça booy xool aussi même œuvre bi la nu ñu liggéeyee croisé weñ ñi rivé ko ba mu jeex quoi. donc bon Gustave aussi ñëpp xam ko ci wàllu ay chefs-d'œuvre yu mag a mag. donc je pense que ne Thioro li mu wax peut-être xel mën na ko nangu. c'est vrai que nit ñaa ngi jiixi jaaxa naan kan moo ko defar entre Faidherbe ak ki nga xamante ne mooy Gustave mais connaissant les œuvres de Gustave. c'est bien Gustave. je pense que c'est on n'a qu'à rendre à Gustave ce qui appartient à Gustave quand même. c'est Gustave c'est important. bah ouais c'est Gustave. non mais Gustave kii bi en fait jiixi jaaxa bi c'était pas pour jël liggéey bi moomale ko Faidherbe wala keneen mais dafa bëri ñoo xamante ni dañu dugal seen loxo ci liggéey bi. ni ma ko waxee moom biñ ne Gustave moom moo ko tabax partie aluminium bi wala partie métallique bi du moom moo ko andi beneen nit moom moo ko andi donc loolu moo tax depuis lors bu ñuy bind histoire bi nit yi mënuñu jël liggéey bi yëpp en tant que tel moomale ko ki nga xamante ne moom moo di Gustave Eiffel mais ça veut pas dire que du moom moo liggéey li nga xamante ne moom moo di pont boobu di Faidherbe li ñu ciy doole rek jénn ba mooy bëri na depuis lors sénégalais yi di wax ni dina baax ñu yenn patrimoine yu ñu moom ci réew mi ñu ngéntewaat ko rebaptiser ko baaxee ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit ñu baax ñi nekk ci réew mi bëri na tey ay tali yoo xamante ne fii même à Dakar c'est vrai que baptisé waat nañu ko changer tur yi mais n'empêche nit yi sax tur bu njëkk bi moom la ñuy gën a miin donc am na ci ñoo xamante ni itamit ñu ngi xaar xëj na tey pont Faidherbe bu ñu dippee ko keneen koo xamante ni dina tax future génération bi ñu mun leen defal histoire kooku ñu ko tuddee. waaw kooku nag Thioro Mbar bu ñu tàbbee ci loolu xel yëpp dina dem ci ki nga xam ne kii moom mooy professeur bu mag bi kii Thiam Iba Der Thiam bari na école yoo xam ne ci réew mi fi président Abdou Diouf nekkee moo ko ngéntewaat tudde ko mag ñu baax ñi nekk ci réew mi loolu nag c'est à saluer li nga wax nii lu am solo la mais lu mel ne pont Faidherbe xam nga Ndar de moo njëkk a nekk capitale du Sénégal te mu bari loo xam ne lii de comme tubaab bi moo nu colonisé bari na loo xam ne lii tubaab bi du ci ñàkk bañ a fees rawatina ko mel ne Faidherbe kooku mu ànd naag réew mi daanaka bari na ci loo xam ne lii Faidherbe moo ko fi def moo tamit loolu tamit dëgg-dëgg day nekk lu am solo même buñ ko dee ngéntewaat
am na loo xam ne lii war na ci feeñ ndax bu ëllëgee tamit xale yi xam ne Faidherbe bi defoon na fi naan. c'est important ndax Ndar dafay nekk dëkk boo xam ne bii dëkk bu am solo la. mais nag indi nga loo xam ne rubrique bu am solo la sa jaam bi sa sang bi tamit bi la envoyé affaire tamit. sama jaam la non sa sang la. ba léegi ba keneen nga wàccee plateau bi soo wàccee plateau bi nag mën a doon sa sang waaye di ndokkeel nag bu baax Zabi Ndiaye communicateur traditionnel la ca Ndar moom tamit dëgg de wax na ci wax du am solo. te communicateur ci réew loolu rek lañ koy doy bu nit tàbbee ci réew nga dem ca ña co xam nga wax ceeg ñoom nekk na lu am solo kon Zabi tam ñu ngi koy nuyu di ko ndokk ndax kenn mënu tudd Ndar moom te waxoo génne Zabi Ndiaye mënul nekk en tout cas c'est important en tout cas merci beaucoup Thioro ci li ñu ci patrimoine peut-être quelque chose à rajouter. Oui, je pense que l'essentiel a été dit on a fait le tour du sujet donc li nga ci waxaat rek mooy gërëmaat bu baax Ousseynou ci jàppandal bi parce que def nañu liggéey bi te aajul woon ñuy dem Ndar donc je pense que loolu mooy liggéeyu loolu mooy njëriñu am ay correspondants un peu partout dinañu gën a noppal yombalal liggéey bi xam naa rek bu ñuy beneen patrimoine moom ñu ngi waaj Bamako. Ok waaw patrimoine dañuy demaat Bamako. waaw patrimoine day dem Bamako inch'Allah rabbi donc ça ce sera pour le mois de février inch'Allah rabbi parce que duñ koy kon taye di wax waa Mali dañuy organiser foofu benn salon bu mag jagleel ko Sénégal ci salon boobu nag kii nga xamante ni moom mooy Youssou Ndour moom moo fa nar kon daal di nekk daal di fay tëgg lu am solo parce que gëj na Bamako kon aussi groupe Futurs Médias nekk partenaire u événement bi donc ce sera à suivre peut-être même ay plateau Yeewu Leen tout ça c'est à discuter et inch'Allah yaakaar naa ne dina yem bu ñu demee nag sa xel di waaw am na solo ñu génn ci baax ndax génn nañu génn lool mbay ñu gëj a génn depuis Ndar wala waaw Ndar la Ndar la defoon naa mais Sophie génn jot nañoo dem Gorée waaw dem nañu Ndar waaw defe naa Ndar lu ñu géej génn la waaw Ndar la ñu gëj a génn